asalaamaaleykum mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi ci Sud FM seen rajo ñaari simili moo tegu ci benn waxtu ñuy jégalu ci boobule retard xibaar yi lu ci gën a fës bokk na ci élection présidentielle tey ji ca Guinée lépp juróomi million électeurs nag war a fal tey seen njiitum réew bu bees kan ci ñaari candidat yi di Alpha Condé ak Cellou Dalein Diallo mooy gagné yile élection dina am ñaareelu tour wala déet wala tey lañuy yamale lépp ci benn bés ba dinañ ko xamante ci ngoon bu ñu rek voté ba noppi analyste politique bi di cabinet Fofana di def ab jàngat ci élection boobule ca Guinée Conakry moo nekkoon tey ji ganub émission objection ak Bayo Marguey waaye moom daal dafa rek daal di tey bañ a joxe benn pronostic ca Ninefisha nekk ca diwaanu Kédougou fi mu nekk nii nag li nga xamante ni moo di nawet ki dafa ànd ak ay jafe-jafe yu metti rawatina nag ci ay baykatu ceeb bi dinañ ci ànd ak Boubacar Tamba dinañ ci taftale yeneen xibaar buñ ca noppee daal di dalal Marie Rosalie Ndiaye ci wàllub xibaar yu gën a fës ci ay bés yi ñu nekk bisimila ci kàddu gi Assane Thioune moo nekk ci xarala gi mbokk yi dal leen nag jàmm élection présidentielle ca Guinée Conakry lépp juróomi million nag ci ay doomu Guinée ñoo rek war a rek fal seen njiitu réew mu yees dimanche bi bokk na ci nag fukk ak ñaari candidat yoo xamante ne ñoo samp seen nënd kii di Alpha Condé ak ku wujjëm bi di Cellou Dalein Diallo muy nag élection boo xamante ne lu ca laxasu bëri na ndax dañuy rek tegaat ki nga xamante ne moo fi nekkoon di Alpha Condé ngir ñetteelu mandat wala rek dafay am soppite ci boppu réew mi en tout cas tey jii nag ci bureau de vote yi tijji nañu ba juróom-ñetti waxtu jotee te ñu bëri ñëwoon nañu ngir rek voté lu mooy loolu nag amoon na ay jafe-jafe ci wàllub fichier yi ndax am na ñoo xamante dañoo ñëw gisuñu seen tour ci liste yi waaye nag taxul wote bi mu ngay jaar yoon foofee ca Conakry fi nga xamante ne kii di Alpha Condé ñëw na rek voté ca Kaloum ci commune Ratoma nag foofu am na ay jafe-jafe ndax dégg nañ fa ay sox bu ñu sukkandikoo suñu correspondant bu ñu fa teewal di Amadou Wuri Bari dégg ngeen ko si suñuy xibaaru nasaraan laata situation bi nag di normalaat foofee force de l'ordre di maanaam takku der yi ñëw nañu def ay intervention bureau yi nag bu ñu sukkandikoo ba tey ci Amadou Ribari di suñu correspondant bu ñu fa teewal foofee ca Guinée Conakry bureau yi dinañu tëj bu juróom-benn waxtu jotee ci ngoon. ba tey ci wàllub élection yi foofee ca Guinée ndax day ñuy dem ci ñaari tour wala benn rek loolu jafe na ngir rek mu am réponse bu ñu sukkandikoo ci cabinet Fofana di analyste politique moom mi nga xamante ne nag bañ na joxe benn pronostic tey ji la ko doon xamle ci émission objection ak Bayo Marguey déglu ngeen ko tamit ci suñuy xibaar nasaraan boo leen bëggee déglu émission boobu mën ngeen dem ci suñu site www.sudfmsenradio.com. Sud FM. dugg ci commune Ninefisha ci jamonoy nawet gi nekk na lu jafe-jafe loole yombulul dara liggéey bi ñi nga xamante ne ñooy baykatu ceeb bi dañ ci ànd ak Boubacar Tamba. ngir mën a yegg ci ponkalum toolu ceeb ya nekk ci déggu dëkk bii di Assoni nekk ci commune Ninefisha même ak moto dara gën ko jafe. gaaw gi Damaru Jarafu Ninefisha ci boppam dal na fay ngiro Dondo Keita lay wuyoo. yoon il faut que ñu jàppale ñu defar ñu yoon yi yoon producteur de production yi pour jógee ci kër yi di dem ci tool yi ñu jàppale ñu yoon yi aussi dëkk ak dëkk il faut que ñu jàppale ñu yoon d'ailleurs gis ngeen affaire yoon moo tax kilo ceeb suy jaar juróom fukk Assoni du jaar juróom fukk ñeent fukk ak juróom-ñett lay jaar ñaar dërëm yi dañ koy dagg ñu ne yoon bi moo baaxul opérateur yi loolu la ñuy def dëkk bi yëpp mun neen maa seede naa ñu indil tel engrais yi ak semence yi naa ñuy yokk matériel yi mu doy
parce que su demee ba suuf fi tooyee doo mun a dem da ngay giroo même tracteur du mën a baare comme ni nga gisee fi tracteur ku fi dugg xanaa su woowee mu génde mais du léegi lay génn. la am ci suuf mañ mënee bay ceeb ci commune wu Nénéficha kenn xamul nu mu toll waaye buñ bëggee suqali mbéy mi faaw mu am ay yoon Boubacar Tamba doon bawoo Assoni rajo Sud FM. Boubacar Tamba dugg ci toolu ceeb yooyu jafe na jënd ak jaay bi waxee noppi mu nekk ay jafe-jafe yoo xamante ne lu ko andi mooy manqué ñàkk jumtuwaay te loolu nag boo moytuwul mun na rek daal di tatagal su ko lépp mbayum ceeb foofee ca commune bu Nénéficha maire bi di Nondo Keita di artu dañu koy teewlu ak Boubacar Tamba. loolu nag population yi mu ngi leen di sonal parce que même suñu béyee seen ceeb pour jaay ko fii problème la. pour vraiment opérateurs yi ñëw jënd fi dañu leen di imposer kilo bu nekk dañu leen dindil 10 francs ñu ne lool pour transport bi la parce que fii dafa jafe paysans yi ñi ngi souffrir parce que pour ñi dindi aussi ceeb bi indi ko bés ci seen tool da ngay waroon fay saak bi téeméer su fekkee saak bi c'est 50 kilos da ngay fay ñaar téeméer pour indi fi da ngay fay aussi téeméer pour opérateur bi yóbbu problème main d'œuvre bi tracteur mu ngi fi ñu ngi koy gis mais doyul. parce que département Salémata dañuy béy fi Bandafassi day béy Ninifécha day béy matériel yi du doy ren sax am naa tracteur bi am naa ñi nga xam ne def leen delloo seen xaalis parce que mënul béy loolu moo tax nag man demee ñaan nguur bi même engrais yi suñuy doon jox ak semence yi nañu teel a indi nañu yokkal matériel yi pour ñu mën a béy superficie yi nga xam ne loolu la ñu bëgg a béy moissonneuse batteuse su fekkee amul dañuy sonn il faut nga jël ñi nga xam ne ñoo la góobal ceeb bi hectare bi mu ngi lay ñëw 50 000 ngay fay pour ñu góob ñu takk bàcc bi aussi il faut nga fay sac bu ñu la defal ça te revient ñetti téeméer hectare bi su fekkee def la jox une tonne da ngay fay 150 000 pour bàcc bi rek finalement paysans yi dañuy perte lu bëri loolu moo tax nag même moissonneuse batteuse suñu mënoon am ñun bëgg neen ko suñu mënee aussi yokkal ñu ay même su fekkee ay faucheuse la ñu am ko bëgg neen ko suñu mënee yokkal ñu aussi batteuse yi bëgg neen ko parce que loolu yëpp dañuy jàppale comme gis ngeen ñaax bi bëri na foofu su wooyee suñu taalee àll bi day ñëw ñu bëri dañuy ñàkk seen récolte. ñu wax ci programme bu yaa ci wàllub courant ca diwaanu Sédhiou jëriñ gi ñu denk wàllub pétrole ak énergie ak jëriñ gi ñu denk wàllub culture ak communication ñu ko woon ca Pakao ngir rek soppanteeg xalaat ak askan wa xool ndax investissement yi ñu fa defoon jur na dara ci pàccub bët saalumu réew moomu chantier nguuru Sénégal ak OMVG dinañu rek andi la saafara ci ñàkkum courant gu métti ga nekkee foofee ca Pakao dañ ci ànd ak Moussa Dramé. tukki na mekku bi nga xam ne si la jëwriñ bi ndëkk wàllu pétrole ak énergie ànd ceeg natangoom yor wàllu ci aada ak it jokkalante bi di culture ak communication fii ci diwaanu Sédhiou rawat na ci Pakao nekk na jotaay joo xam ne it ñu bari àddu nañ ci it ngir ñu jëbbal leen courant bi lay di électricité rawat na barab bi lay di Pakao nga xam ne si daf ci tumranke lool ci wàllu woowee sax ci Pakao ne ñu it ay jamono yu ñu dëgmal warul yàgg dana leen indi haute tension du programme groupe Sénégal waaye tamit beneen banxaas bi lay di organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie OMVG ci wàllu woowee it kii di Sankou Sagnan nekk jaraaf commune Ouroukar sopp na lool dëkk yi yëpp moo xam ci dëkkaan yeeg wala yu mag yi mën a jot courant bi lay waaye it Makhtar Cissé nekk jëwriñ bu dënk wàllu énergie ak pétrole xamal na ci ne it du xëy sotti pour ñëpp waaye dinañ fexe it ba ñëpp ñoo xam ne ñoom ñoo sore haute tension bi lay ñi daal di leen branché ci courant boo xam ne ci jant bi lay soxeexoo nekk noonu it Sidia Dafé nekk jaraaf commune Koulibantang féetewoo ci Goudomp ànd ca Karfa Samaté di maire Diaroumé addu ci turu département Bounkiling ne ñu it sopp nañ lool dëkkaan yi yëpp ñi daal di leen jëbbal courant bi lay it ndax it jamono ji ñu toll ni nekkatul loo xam ne dañ koy bàkku waaye it wareef la ñëpp mën cee jot ci tontu ba mu ci indi jëwriñ bi ndënk wàllu pétrole ak énergie ni Makhtar Cissé joxewul benn app waaye nee na it danay am benn ndaje bu yaatu bu ñu war amal ci weer wi la ñuy dëgmal novembre fii ci diwaanu Sédhiou. Organiser une réunion de travail à Sédhiou avec tous les services techniques concernés indaale Senelec indaale ASER indaale AEME aussi sax parce que même économie d'énergie bi ci la bokk indaale ANER on va déplacer le ministère de l'énergie dans le Pakao ñu noter ñu bind projet par projet su ko defee élus yi mën ko suivre population yi mën ko suivre. doon addu ci fànn boobule ba tey kii di Abdoulaye Diop nekk jëwriñ bu dënk wàllu caada ak jokkalante bi te nekk maire Sédhiou dafa féddal wax taxawaay njiitu réew mi Macky Sall bëgg lool yaatal géew gi ñëpp mën a bokk ci li ñu duppee électrification universelle rawat na ci barab bi lay di Pakao ak it diwaanu Sédhiou gi yëpp wërngal kàpp ki si doon jokkoo ak yéen ci Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM.
ñu wax ci wàllub coronavirus fii ci Sénégal ni ki dem nag ñaar fukk ak juróom-benn nit ñu amee lii di Covid 19 juróom-ñaari nit nekk ay cas contact ñetti nekk importé ci AIBD fukk ak juróom-benn nekk ci ay cas communautaire bi mooy ñaari bés nag yoo xamante ne nag cas communautaire yooyu Ndakaaru la ñuy sokkee ko ngir rek ñu tàmbaliwaat activité yi ci lieu de culture maanaam ci juma yeeg église yi sa Thiès ab conseil municipal bu commune ouest di rek tàmbali opération aar suñu mag ñi loolee nag luñ ci jublu mooy fexe ba rek raxas ak setal li nga xamante ni mooy jàkk yeeg église yi waaye tamit jox leen ay produits d'hygiène dañ ci teewlu Bamba Diop ci micro Babacar Ndaw. waaw aar suñu mag ñi dañu def benn constat boo xam ni dañu gis ni bu jàngoro bi duggee ci dëkk bi ba léegi nii daanaka suñu lieu de culture muy mosquée yeeg église yi daanaka nit ñi fréquenté tuñ ko parce que dañu ragal jàpp feebar bi nga xam ne mooy coronavirus bi ñu seetloo xam ne nit ñi fréquenté tuñ mosquée yi wala église yi dañu am idée ni nañ dem accompagner suñu mag ñi parce que activité socio-économique yi reprendre na mais nit ñi fréquenté tuñ ni ñu doon fréquenté mosquée yi église yi parce que dañu ragal jàngoro bi nga xam ne mooy coronavirus dal leen ci kaw loolu la ñu mbébét benn projet ñu tuddee ko aar suñu mag ñi aar suñu mag ñi nag li ko tax a jug mooy fexe ba fépp fu église nekk wala mosquée nekk ba fii ci biir Thiès Ouest ñu dem désinfecté ko nettoyé ko ci ba pare jël ay kit sanitaire jox leen ko pour ñu mën a topp def suivi bi. kon nag jàpp ngeen ne donte ñi nga wax ne xel mën na dal feebar baa ngi dem mais tey la nit ñi war a gën a taxawaat pour gën a farlu. waaw tey lañ war a gën a mën a taxawaat pour farlu ci feebar boobu ndax am na dëkk boo xam ne soriwuñ daanaka te dañuy gis ni ñoom daanaka dañu décrété waat seen couvre-feu muy France parce que li leen tax lu tey ji ñu décrété waat seen couvre-feu mooy ñoom dañu dem ba ci biir ñu bàyyi seen loxo jàpp ni feebar bi jeex na ba ku nekk lu la waay def bañ a respecté rek les mesures barrières ñun nag dañuy ñaan sénégalais ñu gën a respecté les mesures barrières parce que li dal France mën nañu dal te ñaanuñ ko yàlla moo tax ñu toppaat ci sensibilisation bi pour wax nit ñi ñu gën a respecté les mesures barrières aussi. directeur général bu Sonacos SA moom taxaw na ngir rek gunge équipe bu football bu Sonacos bi nga xamante ne jàll na ci ñaareelu division Modou Diagne Fada doon amal ab tukkib nemmeeku foofee ca Diourbel daal di ne wax ministre des sports di Matar Ba mu daal di rek dimbali ñi yëngu ci wàllu sport foofee ca Diourbel ñu rek daal di defaraat stade Ely Manel Fall bu ko defee rek seen équipe googu gën a daal di xarañ dañ koy teewlu moom Modou Diagne Fada ci micro. bi may ñëw damaa fekk Sonacos wàcc deuxième division damay fàttali rek ne man fans bu mag laa bu SCIB bu Diourbel parce que ñi ma xam-xam nañ ne sama collège fii laa ko defee 6e ba 3e fii laa ko defee au CMT de Diourbel dëkkoon kër Cheikh Ibra Fall dimanche bu daan jot maa ngi dem stade Ely Manel Fall doon seetaani SCIB donc man équipe bi ma njëkk a supporté ci wàllu football SCIB bu Diourbel la d'ailleurs ba bu ci jógee ba léegi sax leen amaatuma équipe damay seetaan na ku mën a football ma seetaan donc dama bëgg sport loolu mooy li ci am solo te yaakaar naa loolu tam mooy chance un peu Sonacos parce que équipe wàcc deuxième division ñaari entreprise yi moom dañ lay bàyyi rek nga góorgóorluwaat boo demaatee bu première division nañu soog a dellusiwaat parce que ñun visibilité la ñu bëgg mais ñun mënuñu bàyyi Sonacos noonu moo tax commencé woon nañ leen doon jàppale ci championnat bi ñu passé bon malheureusement championnat bi ñu arrêté ko jàppale boobu ñu leen doon jàppale tamit daañ ci continuer di leen jàppale xanaa di gën a ñaan rek suma xarit Matar Ba nga xam ne mooy jëriñ ji ñu dénk wàllu sport bi tam ciy def liggéey bu nga xam ne Sénégal yëpp apprécié nañ ko bon mu jàppale ñu ci stade Ely Manel Fall de Diourbel pour que ñu mën reprendre foofu compétition yi parce que loolu tamit dana dimbale Sonacos pour que Sonacos jógaat parce que xam nga booy football dem dëkki Kaolack bu dimanche jotee nga football stade Lamine Gueye doo gis supporter xam nga foofu daanaka mën ngaa wax ne match yëpp en déplacement loolu nag mënul yombal yéegaatu première division bu Sonacos kon loolu ñu ngi koy ñaan ministre bi mu jàppale ñu ci comme ça Diourbel waay yi di mën a ñëw di seetaan seen équipe di ko supporter su ko defee muy dóor bu mën a delluwaat première division. mbokk yi yegsi nañu ci ñaareelu pàcc xibaar yi di wàllub rétrospective di xibaar yu gën a fës yaay ba si ñu génn dañ ci ànd ak Marie Rosalie Ndiaye. mbokk déglukat yi daldi nag jàmm ci seen jotaayu xibaar yi gënoon a fës ci ayu bés bi ci Sud FM seen rajo. mbokk déglukat yi daldi nag jàmm ci seen jotaayu xibaar yi gënoon a fës ci ayu bés bi ci Sud FM seen rajo.
dalee ko benn fan ci weeru novembre dootuñu may benn compagnie aérienne mu wàcce fii ci réew mi ab nit boo xam ne dafay dund ak feebar bi di coronavirus wala koo xam ne kenn testé wu ko lu ni mel nag di ab arrêté boo xam ne ministère de la santé ak ministère des transports aériens ñoo ko fësal ngir dakkal cas importé yi nga xam ne dañuy gën di bëri ci réew mi ci fan yi ñu génn docteur Ousmane Gueye jiite service national d'éducation et d'information pour la santé ci micro El Hadj Malick Ndiaye. tey jii cas importé bu mu amaatee nii c'est parce que dañu ubbiwaat frontières yi nit ñi commencé dem di dikk loolu tax na ñu am cas importé waaye Sénégal jëloon na ay matuwaay newoon na réew mi ñun bëgguñu jël kuy dugg ci réew mi te àndoo ak test mais xam nga doomu aadama rek moo mel noonu rek ku ne da nga am prox ndal bu ngay jàll ba tax na wax dëgg yàlla le 1er novembre am na benn arrêté boo xam ne ministère des transports aériens jël na ko war na entrer en vigueur te arrêté boobu ñoom bu ñu koy xalaat ñun bokk nañ waxtaan ceeg ñoom ba xam nan lañ koy tëralee ba léegi wax nañ ne kenn dootul dugg Sénégal kenn dootul embarqué ci avion te yorloo test Covid test Covid bi dafa war a négatif te lu test Covid bi juróom-ñaari fan lañ la ci may mooy délai donc yëpp koo xam ne dafa amee doomu jàngoro dugg Sénégal du wàcc suñu aéroport da nga koy jëlaat dugal ko sa avion yóbbuwaat ko fu mu jóge wala yaa xam feneen fa nga ko jëmee dafa naa mesure boobu muy mesure bu am solo boo xam ne dana tax tey ji cas importé yi jaar aéroport moom dina daj xam nga cas importé nag yemul aéroport port baa ngi fi waaye port wax dëgg yàlla ñi ngi am dispositif bu am solo suuf si aussi am na ay frontières yoo xam ni recensé nañ leen ñi réglementaire côté boobu amuñ ci benn jaaxle mais xam nga suñu réew yi demee na noonu nga xam ne frontières yi suuf si bare na am na yoo xam ne kenn mënu leen contrôler mais tax na lëkkaloo bu ñu am ak yeneen kii secteurs yi muy ministère de l'intérieur muy forces armées muy kii nu mu tudd transport terrestre ñooñu yëpp bu ñu lëkkaloo defe naa dinañu mën a góorgóorlu ba frontières yooyu ñu mun ko aar. Tiwaawan du amal gàmmu atum ren gi nam ko daan defee at mu nekk bokk na ci li ko waral nag ni mbas mi di lawee ci réew mi xalif général des Tidianes moo ko xamle talaata gannaaw ab déclaration bu mu fësal Babacar Sow. gàmmu Tiwaawan atum 2020 ku ci nekk mën nga toog sa kër ngir sargal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lenn waral ko lu dul coronavirus bi nga xamee ni mi ngi lëmbaaji réewum Sénégal rawatina àddina wërngal këpp di santaane boo xam ne bii ki ko def moo di Serigne Babacar Sy Mansour xalif général des Tidianes sukkandikoo ci sunna yonent bi nga xamee ni su fekkee am na loo xam ne lii mën na lor askan wi mu am nu mu ci taxawee di déclaration boo xam ne ñu ngi ko def tey jii ci talaata bi fukki fan ak ñett ci weeru octobre ci atum 2020 di loo xam ne lii dëppoo nag taxawaay Tiwaawan ba coronavirus tàmbalee boobu ba léegi tëj jàkk yi ak jumaa yi ak fépp foo xam ne fii doomu aadama dana fa dajee di fàttali rek Serigne Mbaye Sy Abdou bi nga xamee ni moo yoroon kàddu bés bi ni daal du lenn lu dul wuyu ab laaj boo xam ne bii waa kër docteur santaane nañ ko suñu sukkandikoo ci lenn loo xam ne lii mën nañu ko fàttaliku itam taxawaayu Seydi Hadji Malick Sy Maulana ci atum 1919 bi feebar bi lëmbaajee àddina bi loolee tax na sax ba xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour ni daal gisul lenn lu dul rek ñaan ñi nga xamee ni ñoo di ujaaj yi ak jullit yi nga xamee ni dañ daan faral di toxal seen jëmm di ñëw Tiwaawan ku ci nekk fa nga nekk mën nga sargal guddik yonent bi suñ sukkandikoo ci xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour ku ci nekk ni nga mën a jaamoo sa borom bari na yoon yi itam bari nañu ba tax na sax muy ñaan mboole seen ñi nga xamee ni ñi dégg nañu kàddu yi ñu daal dee toog seen kër sargal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Tivaouane Babacar Sow dañ ca jokk ak yéen pour Sud FM. njiitu réew Gambie Adama Barrow daal dina dakkal bépp aye maanaam mesure de restriction yi nga xam ne jëloon nañu ko ci wàllu dem beek dëkk bi soxal yoon wi waaye tamit géej gi ci ay frontière am naka noonu njiit la di xamle ne baax yi dancing yi ak casino yi ñoom it dinañu ubbiwaat seen buntu gannaaw bañ leen tëjee ci diiru juróom-benn weer ndax mbas mi di Covid-19 Moussa Dramé. ci bataaxal boo xam ne siiwal nañ ko ci ajuma ji fukki fan ak juróom-benn ci weeru octobre njiitum réewum Gambie di Adama Barrow wane na ci ne it lépp loo xam ne si mu aju woon ci tere dem ak dëkk boo xam ne def na ko ci ay frontières yi daf ko yëkkati mu nekk loo xam ne daf ko fësal naka tey jii excellence yi njiitum réewum Gambie di Adama Barrow wane na it ci benn bataaxal bu ñu bind ci anglais ne it ay frontières yi moo xam ci suuf ak it ci ndox mi ci Gambie yëkkati nañ ci saa si tere biñ ci def yëkkati boobee it way jëfandikoo yi dañ ci bég lool ndax it jafe-jafe boo xam ne it taroon na lool ci contournement maanaam
jaare ci yoonu Tambacounda boo xam ne dooloon nañ ko ci fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai bi weesu ni it nekk jamono joo xam ne ci la Gambie tëjoon rap ay frontière am ndax it nee ñu it mbas mi lay di coronavirus lëmbee àddina wërngal kàpp njiitum réew mi Gambie Adama Barrow taxaw na tem fas yéene yaatal géew gi ndax it war na ne it ci bataaxal boobee ba tey ne it danay ubbi ay barab yi ci mel ni ay bar waaye tamit ay dancing ak it ay casino waaye it terewul ñoo xam ne ñoo di askan wi war nañ gën a bàyyi xel ci lépp loo xam ne si moo di matukaay ak sàmmonteeg bu ñu war a def ak li leen war a aar ci mbas mi lay di coronavirus loolee it bokk na ci it ñoo xam ne ñoo di woy jëfandikoo tali bi rek ñoo xam ne dañuy dem di dikk waaye tamit ñuy sàkku ñu war a taxaw càmbar wér-gu-yaram askan wi naka noonu it war nañ gën a bàyyi xel it tamit ci lépp loo xam ne ti war nañ ci sàmmonteeg wàllu wér-gu-yaram bokk na ci it wàllu raxas loxo ak tamit lépp loo xam ne si jëm na ci wàllu solum masque boo xam ne kenn ku nekk war na ko gën a fulaal mu yaatu lool ki doon jokkoo ak yéen Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. ay activiste ñooy laaj ñu dàq ci assemblée nationale député bi di Aliou Dembourou Sow gannaaw bu mu fësalee ay kàddu di woo ay ñoñam ngir ñu jëfandikoo ay jaaseek yu ni mel ngir fexe ba njiitu réew mi Macky Sall mën a amal ñetteelu mandat présidentiel fii ci réew mi lu ni mel nag ñoom activiste yi dañu jàpp ne tey xiir askan wi ci cong ba tax nag ñuy woo procureur ngir mu jóg ci àllarba la ñu doon dajeek taskatu xibaar yi ci teewaayu Josette Kali. lépp lu mu aajowoo muy jàmmu Sénégal pare nañ ci lépp lu mu aajowoo yoo xam ñun fitna lañ ci bëgg ñun pare nañ ci tam. ci nii la activiste yi di songee kàddu parparloo yu député bii di Aliou Dembourou Sow ginnaaw ba ñu fësalee seen ñàkk ànd ñu ngi xamle ni njiitum réew mi Macky Sall du ay mbokkam ñoo ko teg ci bopp réew mi waaye ab peuple souverain moo def lu ni mel looloo tax ñuy xamle ni ñetteelu mandat kenn xalaatu koo def fii Abdou Karim Gueye xurum xaa bu nitu dëgg. mooy ñun faale wuñ leen lii mooy ñun lu ñu neex la ñuy def léegi nag ñun ndax dañu nekk Sénégal boo xamante ni daa am ñu ko moom am ñu ci bokk am ñu ci bokkul ndax dañu nekk Sénégal boo xamante ni nit day taxaw di saaga askanu lëmb ba indi fitna naan génne leen ay jaasi ñu xalaat Macky Sall Sénégal Macky Sall dafa tuuti ci jàmbe ko donc affaire bi nekkul problème mu ethnie parce que démocratie Sénégal la Macky Sall delloo ginnaaw ba mu yéesu léegi nag di ba max pour am troisième mandat boo xamante ne ni dafa ko bëgg forcer te loolu ñu ne ko moom bëggee ji fer du ko amee fii su fekkee dafa weddi li ñuy wax na taxaw mu déclaré moom en tant que président de la République que moom day def troisième mandat mu xool du fanaan ci palais ñun nañ taxaw ñun ñëpp le Sénégal wan ko ni ko ñun on est là ci nekk ci république lañ nekk te état de droit dañ ko respecté. ñu mer ba futu yi les activistes bokk ci collectif citoyen indépendant ñooy dankaafu ñi faree ci nguur gi dem sax bay sàkku ci ñu dàq Aliou Dembourou Sow ci bépp instance rawatina ca pencum ndaw réew ma Mansour Mboup coordonnateur bu jeunesse au pouvoir. Aliou Dembourou Sow boobu dañu bëgg ñu lever immunité parlementaire am dàq ko APR ba pare qu'il n'ouvre plus sa bouche pour parler parce qu'il constitue une menace pour la paix sociale et la cohésion nationale donc dañ ko war a jëlee assemblée nationale parce que amu fa place am amul sax place am ci géttu ay xar bañ ko yóbbu assemblée nationale jaasi yooyu muy woote nag bis bu jaasi yi commencé il sera la première victime les gens se connaissent ils savent qui il est ils savent où il habite. ci noonee ginnaaw ba mu dëggalee ay kàdduwam moom mee di député bi ci altine gi ñu génn ñu ngi sàkku ci procureur de la république mu jël dossier bi Abdou Karim Gueye xurum xaa bokk ci mouvement nitu dëgg. ma wax ko ni Assane Diouf dañ ko jàpp tëj ko ci kaso bi ci loo xamante ni moo gën a tuut li député bi def pour wax ni Sénégal dafa am ñoo xam ne Sénégal pour ñoom la loolu moo tax injustice baaxul day créer ay monstre léegi ñun nag du ñu nangu procureur di croiser les bras ci lu mel nii nañ ko topp wax ko mu autosaisir woo Aliou Dembourou Sow ñu teg ko ci yoon ci fitna bi mu yàgg ci réew. ci kaddu yu militant au pouvoir yi di yëkkati saa su ne ci bile ponk tax na ba yile activiste di xamle ni dinañu tàmbali ay ndaje ak bépp njiitum parti naka noonu ak population bi ngir waajal seen riposte. gouverneur bu région bu Dakar daal dina lancé àjjuma opération jekkali muy ñaareelu pàccu plan Orsec bi nga xam ne ñu ngi ko doon wëyal ca la ñuy jublu nag moo di fexe ba njaboot yi nga xam ne dañ leen a génne woon seeni kër ndax mbënd mi fexe ba delluwaat fa ci anam yu gën a jàppandal daañu amalit ay opération ci école yi ngir waajal ubbiteeg l'école bi nga xam ne ñu ngi ko sóor fukki fan ak ñaar ci weeru novembre gouverneur bu Dakar Alassane Sall ci micro Babacar Samb. ñu ngi lancé beneen opération muy opération jekkali mooy d'abord fépp fu nga xam ni pompe nañ ko ba ndox bi jeex fa dañ koy assainir danañu ak waa UCG yi ànd ak population bi ak volontaires yi ñu bale ñu nettoyer camions yi nga xam ni ñoo doon defar mbedd yeeg yooyu maasale service d'hygiène ñëw bu ñu ñëwee ñoom dañuy pomper bu ñu pomper ba noppi dinañ jël ay produits d'hygiène ay lu mel ni ay eau de javel ak ay saaboog ay lave-mains may ko population bi. deuxième chose mooy population yi seen bopp dinañ jël ay matelas yu nga xam ni dinañ leen jël may leen ko. léegi nag jekkali bi bu demee ba nga xam ni defar na ba kër yi baax ba ñu écarter les risques de maladie et autres ñu accompagner nag population yi ñu dellu seen kër bu ko defee vie bi nga xam ni moom lañ daan mëne mu continuer. beneen volet bi nga xam ne également ci jekkali bi la mooy volet
santé médicaments pharmacie régionale d'approvisionnement moom moo war a exécuter opération boobu donc on en a 160 donc ce qui va faire effectivement médicaments yi nga xam ni valeur bi actuellement 160 millions la donc loolu la ñuy jël teg ko ci loxo structure de santé yi pour ñu jàppale population bi. léegi ci wàllu ubbite école yi normalement balaa ñuy ubbi sax dinañ def CRD rentrée ñu expliquer ñëpp li nga xam ne moom la ñu préparer pour la rentrée. mais wàllu opération fendi bi dafa am loo nga xam ni lu spécial la lu ñu jagleel école yi actuellement dinañu xaar juróomi téeméeru charge ay camion suuf yi nga xam ni dinañ ko dugal ci région bu Dakar ñooñu bu ñu ñëwee ñoom ñooy remblayer écoles yi am jafe-jafe yi ak les sites yi nga xam ni actuellement également des na ndox ba léegi ñu war a fa indi suuf. ensuite opération bi nga xam ni pour saupoudrage la désinfection désinsectisation également dinañ ci jagleel pàcc bu am solo lii nga xam ni moom mooy établissement scolaire yi. opération jekkale bi bu soobee yàlla taxaw na pour du dépasser 10 jours. mbokk déglukat yi yile xibaar gënoon a fës ci ayu bés bi ci Sud FM seen rajo ma leen di jaajëfal di leen jox dig daje dibeer bi di ñëw. mbokk yi fi ñuy yem ak yéen ci xibaar yi di leen sant di leen gërëm ci ànd beeg ñun rajo Sud FM di gërëm Assane Thioune mi nekkoon ci xarala gi ñu yendoon jàmm.